waaw li ma la mën a wax ci journée mondiale de la femme tabarkalla macha allah Daba mi dañuy sant yàlla di julli ci Yonent bi di ko sant di ko gërëm Njaay Mbaar di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal mu fekke njariñu njabootam. Daba am na ci ñun yëg am ci ñun safoo am ci ñun faale bëggul Daba ba mu duggul ci politique gul bi mu duggee ci politique ci lañu dugg ci politique maak sama rakk jee toog di Fanta Joom ci lañu Daba jël dugal nu ci boppam tabarkàlla macha allah mbay ànd suñu borom kër ni dem leen ànd ak Daba fu mu leen awloo aw leen fa lu mu leen def loo def leen ko muy mbay ànd suñu borom kër boole nag Roqay Njaay mi nga xam ne moom Mamadou Bàccali Njaay ñoo bokk ndey ak baay bi maye boole te Bàccali mooy sama taaw moom la sama taaw Bàccali lañ ko tudde Daba mii nag xam loolu bokk sama borom kër mel na maam tabarkàlla macha allah boo déggee ma ni ñoo bokk mel na maam sama borom kër du géwél Daba mii géer la mbay an sama borom kër géer la ca maam ya la ñu bokkee ñu xam ko nag Daba xam ko nag téyelu ba tey nag ba munu téyee nag ñun danoo booleeg ñeneen téye Daba dafa généraliser campement ngi ko jàppale Pape Diouf nag Daba ba mu wootee la ñëpp wuy si Pape Diouf ku mës ta politique Daba yëkkati na la dugal la ci politique Roqee mii nag boole jóg mobiliser nu ak lu waay xewle nag ne ko Daba mu wékk sol bu bëgg wékkoo kolom di ko fekk si la sagal la ca ba nga sagu siggil la ca ba nga siggi ñu di ko ñaanal na gudd fan gu ànd ak ku wér yàlla dolli garaatam Daba ca kaw ca kanam rek lay dem Njaay Mbaar ca kaw ca kanam rek ndax tabarkàlla Njaay Mbaar rabu dëkk bi du la jommal ndax ñooy say maam diggante cekkee sa campement am nga fi way ndax tabarkàlla aman Njaay Mbaaray sama maam ama koon joon mooy sama maam gisalee sama nijaay kooku am nga way woowu ñu woy nag nga judd ci nag yaru ci màgg ci am personnalité boobu Daba mënoon ngaa nekk nga ko wax nag Pape Diouf jël la nag nga suufeel ko waaye dangaa kaweel Pape Diouf jàppale Pape Diouf ci biir jàppale ko ci biti bëggoo dara lu respect ci nguuru Pape Diouf gi ñu di la sant di la gërëm di la ñaanal léegi ba ma waxee ci Daba Njaay mi damay wax ci Pape Diouf ndax Pape ubbil nañu ay projet ba léegi suñu natt yi daanaka am nañu ay millions Pape Diouf Pape Songo Diouf moom te lépp nag Daba mi génn ta Pape Songo Diouf képp ku mu joxoon ay siis jox la ay junni léegi am nga ay millions ba di ko séddoo daanaka jigéen ñi ku ci nekk yaa ngi séddu ay 20 junni dem di faj sa soxla ngeen ko wax kenn bankatul ndax Pape Diouf kon dañu koy ñaanal nguuram gi yal na yàgg maak Fanta Joom su sama rakk jee ma bokkal benn borom kër tabarkàlla macha allah guddi ñoo ngi ci kër Daba bu programme amee bëccëg ñoo ngi ci kër Daba Pape nag lenn dong laa koy yóbbante damaa bëgg nag mu may ma kër may Fanta kër Pape Diouf dama la koy yóbbante bu ko faase dégg foofu nag boo ma si laajee dama siy sawar trop moo tax ma ne la nga jël ma ndax Daba Njaay mii soxorul ñaanul tangam luwul kenn bu tangam lu woon kenn kon du fi gis ñii ñëpp lu xew si koñ bi ak beneen koñ ñooy ànd ak moom bu dégg bëccëg fu nekk la ñuy dem ay 4 heures du matin lañ fii tëdd si ba ay 3 heures du matin te fu nu dem rek woy bi benn la de ñun jigéen ñi nag moom la ñuy jiital te moom la ñuy jiitaroo te jig na meer tamit depuis ba nu xamante ba tey nag teg na ma place bu fees dell nag moom Daba daf maa teg bu fees dell xeebu ma lu muy mënti def balaa mu koy def dina ma jël téléphone am woo ma man ma jóg ànd ak moom 8 mars bii nag lu jagleel jigéen ñi dañ ko mérito ndax bureau boo dem tey fekk fa jigéen boo ne benn góor fekk ñaari jigéen sa wetam ñu ngi nii rek ñii toog ñii dimanche rek la ñu am ñëppay xëy guddi ña leen gis si biir kër gi amul jigéen bii tëdd di nelaw léegi loolu xew na bu yàgg ñëppay daan seen doole ndax bëgg a tekki maire nag ñu ngi koy gërëm bu baax ndax ngeekoox ñun ñëpp a kontaan si moom courant bi doyul woon ndox bi doyul woon lépp a manqué woon te léegi fu mu nekk ni lépp sant yàlla koñ boo génn ma ngay leer nañ ñun daal ñu ngi koy sant di koy gërëm kontaan nañ si moom macha allah. gis nga DJ Nguiss soo ma laajee ci Daba 8 mars bi jigéen nañ ko dama ciy sant di ci gërëm ndax dangaa wax femme bu jàmbaare
jigéen ji nga xam ne dafa ne mbokk jigéen ñi Ngeko ñoo leen ñu ànd liggéey newul kenn ñëwul ñu ànd ñaani ñëw leen ñu ànd liggéey la ñu wax. Daba balaa forme bi dañuy defar ay céréales di gis di ko jaay di defar ay cere ay lépp ci black forme bi di ko jaay ziek lépp di ko jaay maanaam ñun Ngeko jigéen ñi Ngeko dañoo dépassé fi nga xamante ne majorité bi may ma wala defal ñu loolu lépp grâce à Daba ndax dafa ne ñëw leen ñu ànd takku liggéey ndax buñ ne le 8 mars ñu ne jigéen ñi lañ ko jagle xam nga lu waral parce que dañoo gis ne jigéen ñi dañoo jàmbaare majorité jigéen ñu bari fi lañ dañ yow 4 heures du matin di dem ba Gowana te loolu lépp xaaj bi yëpp tey am nañ fu nga xamante ne tey ñoo ngi fiy yëngu ci formation yi leen Daba di jàngal ñu ciy jël di si jëriñu di si jaay di faj seeni soxla gis ñun mën nañoo defar suñuy saabu mën a defar suñuy eau de javel di defar suñuy céréales di ko jaay te loolu lépp grâce à Daba mii moo tax kon newul benn jigéen ñëwal nga ñëw ànd ci taxawaalu Daba bu solee coquette tey suba dafa bëgg jigéen ji muy àndal sol coquette xam nga loolu mooy jikkoy noobul waaye naa ànd ak yow may sol carax rek doo sol carax gis man sum laa dëkk yow xam nga ne man sum laa dëkk te saay bu Daba wootee maa ngi fi xam nga lu tax daf ma ne puye ñëwal ñu ànd liggéey néew ma puye toppal sama kaw rek lu ma ne nii nga ne gong déedéet ñëwal ñu ànd liggéey la ma wax kon Daba dañ koy ñaanal fanu gudd ak wér gi yaram bëri ko si bàttal puus mu dem ñàkk bañ a puus mu dem moom day dem bu soobee Seydina Muhammad day dem gis nga lii léegi lañ ko yëg ñu ñëw fi ngi ñi fi toog nii yëpp léegi buñ ko waxoon ni ki démb kon kër gi day fees dell maire xam na ne Daba mii mooy lépp mooy fépp Daba bu jógee jigéen ñëpp jóg takku ne ko Daba Njaay nañ dem ndax daf ñoo jàngal ñëw leen ñu ànd liggéey waxuñu ñëw leen ñu ànd yuuxu woy wii monsieur wii madame ñëw toog de ñun dañuy politique et développement ñun dañuy développé nekkuñu si politicien kese de ñun dañuy ànd di développement loolu la ñuy def Daba nag dañ koy ñaanal fan wu gudd ak wér gi yaram yàlla yokk ba yëg ko ci darajay Seydina Muhammad maire leen rek laa koy xam nga lu ma koy wax suñu balaak forme bi mu jàpp ci mu jëm ca kaw ca kanam ñuy defal suñu céréales yi muy dem Europe ñun loolu la ñuy wax maire na jàpp ci balaak forme bii ñu suqali ko dem ca kaw ca kanam di defal suñu céréales muy dem Europe ak fu nekk ndax ay jàmbaar la fi am tey buy bi buñ la ko defaree leen ngis nga naan zi nga di tax nga naan lingom bi nga naan lépp te mën nañ ko di ko jëriñu sànqal yu set la ñuy defar di defar suñu cere yu set kon nag maire na jàpp ci Black Phone bii lañ koy wax ñu jëm ca kanam jàppale nañu de ndax mu ngi ñuy jox ay billet màkk di ñu def lu ne waaye na dugal loxoom ci Black Phone bi mu daw ca kanam loolu lañ koy sas ñun jigéen ñi Ngeko. waa ngis boo déggee man a tourneel ci man dañoo ne ci weeru koor weeru Ramadan te booy wax dangay wax loo xam ne lii da dëgg ci yow la te man lu may wax rek day dëggu ci man ndax man dama naan dof du gërëm ku soxor du gërëm nit lu mu la defal danga koy wax bu ñëpp teewee bu ay bal doon tàkk sax danga koy wax gis nga Daba Njaay nii ñun moo ñu tere jooy dara ci campement Ngeko Daba bésu jàmbur mooy bésam Daba lekkul bàyyi ñu demul bàyyi ñu te fam ñu yóbbu fu la suñu njariñ dañ fay jëli Daba Njaay ñu lay ñaanal yàlla suñu borom ci barke weeru koor bii loo bëgg yàlla na ko yàlla sottal Njaay Jaata lépp loo yaakaar ci dëkk bi yàlla bu ci yàlla tas sa yaakaar ndax nag Daba yow boo yokkoo rek ñun yokku Daba bii su yokkoo ñun dañuy yokk bu yëkku dootuñu xalaat dara ndax Daba soo xewlee Daba ci gën soo amee naqar Daba ci gën boo amee bànneex Daba ci gën man nag man ne wala bu wootee nag bisab Sëriñ Fàllu Mbàkke di sant Sëriñ Fàllu ngir mbëggeel gu ma ko bëgg ak cofeel Daba mii mënoon bu ñëwee ren bu déwénee mënul du ñëw waaye Daba saa ñu tàntee guddi la Daba Njaay di la indil ay teraangaam su ko nekkoon bëccëg 2 heures lay topp waa koñ ba yëpp génn xale yi nga xam ne ñoo ñemee oto daw topp ci oto yi ñëpp di seetaan lu xew fii waaye Daba day bàyyi ba suuf seddu guy man samay gan sax dañuy nelaw Daba Njaay yor man ndànk gaare otom ci buntu kër ba loo xam ne nii dañ koy utiliser rek ci programme ak cant Daba Njaay dama koy wàcceel comme li kii wax rek ku xewle Daba nga ca tàngam luur kenn Daba Njaay ñu lay ñaanal yàlla nañ toog ba séddale sam-sam ci sa biir kër gi Daba li nga ñu lebal yàlla nañ toog ba am luñ la ko fayee suñu xëyee di la ñaanal yàlla nañ toog ba laaxal yoonu Màkka toog ba di la njaagal ci sa biir kër gi sa doom yi di buur mami mii sëyi ci barke Seydina Muhammad sang-sang yi ci barke weeru koor gii yàlla bu yàlla tas sa yaakaar ci campement. waaw dëgg ginnaaw ma sant yàlla julli si Yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant Daba Njaay mi ndax tubaarkalla Daba Njaay nun waa campement dañ koy ñaanal yàlla fan gudd waan ak wér mun la ko waa campement di ñaanal ndax Daba xam nga li ko ñor
askanu campement Daba askanu campement rek moo ko ñor Daba campement da koo soxla waaye Daba réew mi da koo soxla ndax li tax réew mi soxla ko mooy bu sañoon tey ji campement day mel ni Paris bu sañoon campement day mel ni Paris Daba Ndiaye di génne campement bu ñëw fajar xaaju guddi la ñuy tëdd fajar la ñuy yeew ngir yàlla jëmmam ji amul benn jeeg bu tëdd ci kaw la di nelaw ba 10 heures midi amatul Daba dafa woot na jóg leen nu àndoo mànkoo nu bokk ndey bokk baay jóg liggéey campement yi ko jigéen a campement ànd ak Daba mànkoo doon benn di liggéey campement ndax campement su développé nag mu waa ji campement yëpp dañuy gis suñu bopp dañ jigéen a campement dañuy gis suñu bopp jeunesse bi dañuy gis seen bopp 8 mars bii nag tabarkaale ñu jagle jigéen ñi dañu ko mérito ndax jigéen nekk Sénégal ay jàmbaar fàggata lañu amul benn jigéen boo xamante ni yaa ngi tëdd ci kaw la ba midi 1 heure jigéen joo gis fajar nga yeew jigéen ñi léegi kenn nelawatu 4 heures du matin dina fekk nga jóg dem seen ngay liggéey soo xëyee fajar dem balaa nga oññe ko jant bee so ngir jàppale sa njaboot am looy bañ jàppale askanu Sénégal ndax nu suñu Sénégal jëkk la nu am waaye Daba Ndiaye nii danay Ndiaye maa dañ koy ñaanal yàlla fan wu gudd ànd ak wér li ma ne la campement amul benn jéeg boo xamante ne day tëdd ba midi amatul jéeg boo gis muy xëy di daan dooleem ngir yàlla jëmam ji soo ñëwee kër Daba danaa jóg leen nu ànd maa ngi koy liggéey ndax noonu campement la nu am campement yi nu ñor campement la nu am campement la ñuy sagoo campement la ñuy tiitaroo kon nag Ndiaye jërëjëf Pape Diouf mi nga xamante ne tubarkàlla moo fi suñu xalifa du suñu kilifa du suñu maire député maire danaa ko Diouf dañu koy ñaanal yàlla fan wu gudd ànd ak wér ndax jigéeni campement yi gis ne seen bopp ci campement ngi kox gi amul benn mbootaay bu nekk campement gi te Pape di dugal fa ay millions na jug leen ngeen mànkoo bokk ndey bokk baay jóg liggéey te li ñuy liggéey kat suñu bopp lañ koy def ak suñu njaboot ndax bëgguñu suñu njaboot jooy dara ngir yàlla ak jëmi Pape Diouf te Daba Ndiaye mi génnewu ci loxo kon nag Pape dañu koy ñaanal yàlla fan wu gudd ànd ak wér xool nga li muy def ci foyer bi gënnoo ñaax gënnoo sagal moo waral mu def sunu bés bee ci foyer kii centre commercial bi ndax bi màkk yi muy def nee naa ni ñu jigéen campement ñoom ñoo ci gis suñu bopp ndax kenn ku nekk da ngay ñaan yàlla ziyaar yonent bi kon nag suñu ko Pape yombalee di ko def par année loolu mooy sagal jigéen campement la waaye loolu mooy sagal campement ngi ko nee naa ko ñun waa campement gis nañ suñu bopp ci biir yi ngay may waa campement ci foyer bi nga xamante ne tubarkàlla amu fi woon li Daba wax rek xale yi suñu daan fege dañu daan dem Mbuur wala ñuy dem Saly waaye ku si nekk gis nga 31 décembre bi passé campement gépp a génn xale yi jigéen ñi génn ne jeunesse bi génn ne ñu gis ne seen bopp kon nag Pape dañu koy ñaanal na jëf fanu gudd ànd ak wér di ko ñaanal yàlla lépp lu mu sémba ci campement nga ko gi moo ko xam yal na ko suñu borom jàppale dooleel ko ba mu yeggali ko ci mbaaxu yàlla ak yonent bi tubarkàlla Ndiaye jërëjëf Ndiaye yow yàqaloo Pape Diouf dara jërëjëf Ndiaye jërëjëf di sant nag suñu waa koñ bi yëpp ndax tubarkàlla su Daba xewalee lu bu gàtt gàtt rek koñ bi ñëppay génne ñëppay mobilisé wu génn kon nag waa koñ bi jaa ngeen jëf seen taxawaay rafet na tubarkàlla. waaw madame Niala Rokhaya Ndiaye directrice de cabinet du maire de Nguekokh mais également la responsable des femmes. waaw di sargal jigéen ñi ci seen journée tey bi di 8 mars di leen ndokkeel aussi di wax ni journée internationale des droits de la femme la ñu koy célébrer nag fii à Nguekokh à l'instar des femmes du monde muy lu am solo ni ma koy waxee jigéen yàlla suñu borom moo ko njëkk a célébrer ba wàcceel ko ay suraat ni ñu koy waxee muy suraat an-Nisa suratul Mariam defe naa si an-Nisa boobu mi ngi si wax droit et devoir de la femme di si wax le mariage di si wax également l'héritage ak tout ce qui concerne la femme donc bu ñuy wax célébration defe naa yàlla suñu borom moo njëkk a célébrer donc ni ma koy waxee journée bi tey di journée bu am solo ndax jigéen ni ma koy waxee c'est la mère de l'humanité jigéen c'est l'actrice de toutes les victoires machallah et de tout développement donc lu ñu ko célébrer doyul te defe naa célébration boobu chaque jour que Dieu fait la war a doon parce que tey bu ñuy wax dañu ni mooy magasin bi nga xam ni yàlla suñu borom léppam ci la ko dëxëñ donc muy lu am solo ku baax jigéen la jur ku safaanu jigéen la jur
kuy dund jigéen a la jur ni ko suñu maam ju baax ci Nelson Mandela waxe woon nee na boo defaree benn góor nga defar mais boo defaree benn jigéen àddina nga defar macha allah. waaw balaa boobu damay célébrer ki nga xam ni tey bu ñu taxawee ba ni xew bay xew moo tax muy suñu waajur bu jigéen nga xam ni damay wax ni kooku mooy buur séréer kooku mooy jigéen ju baax ji nga xamante ne ni tey nu ñu mel rek moom la donc dañu koy ñaanal yàlla ci bis bii mu fekke ko lu gën a yàgg yàlla may ko wër yàlla may ko gudd fan yàlla bu mu yàqu yàlla bu mu yàqule waa di wax ni nag ki nga tudd sànq kooku dañuy wax ni mooy le grand bâtisseur mooy l'homme de tous les défis l'infatigable macha allah mooy Pape Songo Diouf honorable du le maire de la commune de Ngexo kooku damay wax monsieur Sonko mooy l'ami de la femme et de la jeunesse macha allah ndax tey boo jëlee Ngexox bii dañuy wax ni avant muy falu avant muy nekk sax candidat à la mairie de Ngexox en 2010 déjà mu ngi doon célébrer jigéen mu ngi doon njukkal jigéen mu ngi doon jàppale jigéen fii je me rappelle damay wax sur le contrôle de ñi fi taxaw ñëpp defe naa en 2010 déjà financé na plus de 200 GIE fii à Ngexox donc loolu jàppale jigéen la bi mu jógee ci loolu mësul jóg ci di jàppale jigéen ñi ci anam bu mu mënti doon nag anam bu mu mënti doon parce que tey nee naa financement yooyu ba mu weesoo c'était en 2010 en 2014 lañ ko porté à la tête de la commune de Ngexox mu nekk ci liggéey boobu ak jigéen ñi financement yi formation yi appui yi soutien yi lépp à l'endroit des femmes mosu ci yokki mosu ci tay ndax ni ma koy waxee mooy l'acteur politique toujours copié mais jamais égalé tey lu waay di jéem ci jigéen ñi fii ci commune Ngexox wala nga di ko def ci commune Ngexox rek moom moo la inspiré macha allah. marché bi loolu c'est récent mais dama lay wax li njëkk yooyu muy jàppale jigéen ñi ñuy def ñu am benn plateforme bu ñu dénommé plateforme des GIE genre de Ngexox mu di ñu appuyer boobu ba léegi tey defe naa ne ren moo nekkoon suñu 4e édition plateforme boobu regroupé na plus de 100 GIE de femmes collectifs et individuels d'hommes et de femmes macha allah ñuy def conférence religieuse chaque année mu jox ñu mooy suñu parrain naturel jox ñu enveloppe bu dëgër en 2025 dafa jël 2 billets alloué ko femme Ngexox jigéen ñi defe naa conférence boobu wër na àddina ñu ñëw ba 2026 mu jël 4 billets Makka jox ko les femmes musulmanes jël benn billet Makka jox ko les femmes chrétiennes donc muy lu am solo bokkul ak nag assistance bi muy def nuit et jour guddi ak bëccëg suba ak ngoon liñ koy waxee ndax damay wax ni c'est l'exemple type de la représentation muy liñ leen sant muy jege seen askan di dimbali seen askan macha allah donc Pape Songo Diouf li mu def ci jigéenu Ngexox tey bu ñu toogee di ko wax duñu fi jóge wutal nañu ay partenariat partout ministère de la femme yóbbu nañu ministère de la microfinance ñu indil ñu fi ay matériel foyer de la femme bële tey nga xam ne dañ ko war a réhabiliter matériel bi fi nekk yëpp bi mu ñu booleeg ministère de la femme moo ñu ko joxoon donc muy un appui constant bu nga xam ni moom la nekk ak jigéenu Ngexox chaque jour que jëfee macha allah c'est une nécessité te il l'a très bien compris et très tôt ni ma koy waxee toujours mu def centre commercial bi di joyau bi nekk au cœur de Ngexox macha allah nga xam ni tey waxuma la sax commerce bi mais place publique bi nga xam ni tey événement boo mën a am ak nu mu mënti toll tey di nga ko mën a defe foofu macha allah mu def ci ren nag bi mu ko defaree mu def ci ay macha allah yu am solo à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit des femmes parce que ñun suñu conférence bi ñu def tout dernièrement fa lañ ko defee mais mu def fan zone ci CAN bi passé nii mu def fi fan zone tout au long de la CAN
fan zone boo xamante ne nii defe naa DJ gis mi ngi noonu xam na ko te traversé na les continents ni ñu koy waxee mu def fi fan zone bu am solo décembre Ngexoox dañu daan jooy nii fii amul fu ñu mën a distraire amul fu ñu mën a divertir ren mu def fi fin d'année boo xamante ne nii ak la jeunesse muy lu ama am solo donc ni ñu koy waxee rek ni ma ko waxee c'est le leader toujours copié mais jamais égalé macha allah. ambulance amoon na fi dañu tombé woon en panne moo waroon coow li xam nga politique toujours boo nekkee à la tête de quelque chose ni ñu koy waxee surtout à la tête de la commune du ñàkk toujours xeer yi day ñëw tout le temps mais aussi da ngay am dépassement en soi paanoon na parce que nit sax dafay paan nit dafay wér ba ci yàgg mu wéradi donc paanoon na mais defar nañ ko et récemment am na ambulance boo xam ni ñëw na li may wax man damay wax sous le contrôle de tout le monde waaw mu ngi noonu am na ambulance bu ñëw yàggul dara donc defe naa ni ce problème là nekkatul à l'ordre du jour. waaw cri de cœur bi bon ni ñu koy waxee rek am un centre de santé à Ngexoox parce que Ngexoox mi ngi ci plus de 70 000 habitants donc c'est pas une petite commune donc loolu lu ñuy soxla la parce que di jóge fii di dem Mbour wala di jóge fii di dem feneen aussi bu ñu ko amoon à Ngexoox parce que les 2 postes yi ñu am à Ngexoox personnel bu qualifié moo fa nekk personnel bu exemplaire macha allah mais nag antalatuñu dëkk bi waaw et monsieur le maire loolu aussi il l'a compris ba tax na depuis fort longtemps mu ngi démarché pour que centre de santé bi am à Ngexoox macha allah te ba jot na autorisation bi. waaw di li may wax rek parce que jigéenu Sénégal yàgg nañu jàmbaare rawatina jigéenu campement Ngexoox bii ñuy yeewoo ndax defe naa boo jëlee le 1 mardi 7 mars 1820 si la jigéenu ndeer yi sacrifié woon seen bopp ndax bañ ko leen déshonoré macha allah donc loolu moo rogalaat ba si bépp jigéen bu nekk fii si suñum réew jigéenu Ngexoox nag nekk de vaillantes dames nekk jigéen ñu jàmbaare nekk jigéen ñu am jom nekk jigéen ñu nangoo liggéey macha allah ñun ñu xam si dara parce que ñoo leen jiite di wax ni li may wax toujours rek ñu gën a jàppwaat gën a takkuwaat gën a liggéeyaat ndax jigéen ni ñu koy waxe mooy jigéen mooy lépp bu baaxee lépp dina baax waaye bu safaanoo rek lépp day safaano jigéenu Ngexoox nag gàcce ngaa laamaa ñoom rawatina jigéen ñi taxaw tey sama wet tey defe naa ni bu jàmpul woon defe naa ne xejuñu sax ci koñ bi waxuma la ak di xej ci kër macha allah donc di leen ñaaxaat rek ndax dañ leen di ñaax ndax ñu ngi ci yoon bi macha allah ñu gën a góorgóorlu ñu gën a jàppoo gën a liggéey di ñaan aussi les acteurs les différents acteurs ñu gën ñu jàppale aussi gën ñu appuyer ndax maire kese du moom moo war a def appui boobu ndax képp kuy soxla dëkk wala nga nekk ci dëkk war nga nekk bonne volonté bu nga xamante ni di nga jàppale jigéen ndax ku jàppale jigéen sa bopp nga jàppale. Nous assistons aujourd'hui à la journée internationale des droits de la femme. Cette journée, nous le célébrons à l'instar de toutes les femmes du monde. C'est une journée spéciale dédiée aux femmes et nous le célébrons avec les femmes de Ngexoox particulièrement et avec les femmes du monde entier. Donc c'est une journée qui consacre la femme et qui vraiment célèbre la femme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en wolof, c'est Dieu qui en premier lieu a célébré la femme en l'accordant la sourate An-Nisa, la sourate qui parle des droits et des devoirs de la femme, du mariage, de l'héritage et de tout ce qui concerne la femme. Donc la femme, c'est l'être spécial. Comme je l'ai dit, c'est la mère de l'humanité. Notre grand-père Nelson Mandela l'avait dit. Si tu éduques un homme, tu as éduqué une seule personne. Mais si tu éduques une femme, tu as éduqué le monde entier. Machallah. Et c'est la réalité, en fait. Donc, dans cette commune de Ngexoox, la femme a toujours été brave, vaillante. Elle a été l'actrice de toutes les victoires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, la femme, elle a toujours été célébrée et ça sera perpétué
parce que c'est la mère de l'humanité en quelque sorte. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le modèle type de représentation. Le maire, il a été à côté des femmes depuis fort longtemps. Il l'a fait depuis qu'il était, alors qu'il n'était pas le premier magistrat de la ville de Nguekho. En 2014, il est porté à la tête de la commune. Mais bien avant cela, en 2010 déjà, il a financé ici à Nguekho plus de 200 GIE de femmes. Donc, il n'a jamais cessé de le faire. Il a toujours été du côté des femmes et de la jeunesse, machallah. Et effectivement, Nguekho englobe plus de 70 000 habitants. Il y a 2 postes de santé qui fonctionnent, mais ce n'est pas suffisant. Nous sollicitons à l'endroit de tous, au plus haut niveau, un centre de santé pour la commune de Nguekho. Parce que les 2 postes ne peuvent plus vraiment recueillir la santé publique des populations de Nguekho. Donc c'est un cri de cœur, comme vous l'avez si bien dit. Pour terminer, ce que j'ai dit en Wolof, c'est d'encourager les vaillantes femmes de Nguekho, les femmes travailleuses, les femmes qui, chaque matin que Dieu fait, se faufilent dans les rues, dans les marchés pour subvenir à leur famille. Donc, nous sollicitons des moyens vraiment à l'endroit de ces femmes-là pour alléger leurs travaux, pour qu'ils s'autonomisent et vraiment pour qu'ils se capacitent. Machallah.